BFM, fort en musique. Auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad wa salim. man nag bu ma ci tegee loolu ngeen baal ma mbokk yi damay bëgg di wax na ma yàlla musal ci ndoy baan waaye asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi noo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di rafetlu sa teewaay ak sa ànd ak télévision Futur Média. ñu dooree nuyoo bi nanu ko baaxooy defee te mu jik nu lool fa tabarakallah macha allah noo ngi nuyu mboolem directeur ci biir kër gi waaye nag jëkkee nuyoo bi ci sunu PDG di ko ñaanal yàlla yokkal ko jàmm yàlla yokkal ko yokkute ba ñu itam ñu mën cee jot incha allah mbokk yi noonu la ñuy demee nag seeti ña nga xam ne itam ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada noo ngi leen di ziar bu baax a baax boole cekk di leen baalu ak waaye itam di leen ñaanal yàlla tey sàkku ci ñoom ñaan ñu ngi ñaan yàlla defal leen jàmm yàlla yokkal leen tawféex macha allah yokkal ko itam seen jaboot ba nu yàgg fi lool ba mën noo gunge noonu itam mbokk yi la ñuy duggee ba tey dem seeti képp ko xam ne jamono jii ñu ne caabi daf laa féete gannaaw nu ngi lay seet di la massalu di la ziar di la ñaanal yàlla na nga gaaw jot sa liberté ba nga am liberté yi def la nga xam ne moom nga daan def te mu lay jik nattu du wees te ku ne ci àdduna da nga ñam ci yi fi am waaye boo muñee rek incha allah sunu borom jeexal ko noonee mbokk yi la ñuy duggee ba tey ndax àdduna lépp ci am te wareef comprendre na ko ndax bu nu waxee wareef dañuy wax ne société te société itam lépp da caa xaj moo tax ñu xam ne jamono yi ñu toogee fii itam am na ñoo xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi ñu ngi ci cliniques yi ñu ngi ci dispensaires yi ñu ngi tàllalaat loxo suñu borom ci barke sang bu tedd bi di ko ñaan yàlla macha allah yàlla na leen wéral yàlla na leen wéral yàlla na leen wéral li leen naqadi daal macha allah ak li leen di métti yàlla na ko suñu borom saafara di remercier également ñi nga xam ne ñooy accompagnants yi waaye itam dinañu remercier acteurs de la santé yi ñooñu nga xam ne ñoo ñuy seet bu nu tawatee ak ñeneen secrétaire yi nekk ca direction yi bawunu kenn macha allah nu daal di massalu mbokk yi képp koo xam ne jamono ji da nga nekk ci tiis nu ngi tàllalaat loxo sunu borom ci barke sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla na la teggil boobu tiis yàlla na la defal jàmm yàlla na lu suturaal macha allah lépp loo xam ne tege na sa kaw te attanoo ko mu tege itam sa kaw te wax dëgg yàlla métti lool ñu ngi tàllal loxo sunu borom di ko ñaan yàlla na ko wéral faaw nuy muñ ndax àdduna moo mel noonu ñu koy fàttali saa su ne te itam nangu ndogal dana yombal sunu nekkin dans la société bu nu ñëwee nag ba fii daañu tàllal loxo sunu maam sunu soppe sunu xarit maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum sunu xel itam dem ci sunu yaay ajaratu Kiné Sy macha allah ajaratu Fat Sy da baax noo ngi leen di tàllal loxo bu baax a baax di sàkku ci sunu maam ñaan di ñaan yàlla rek macha allah moom itam mu yàgg fi lool te wér yàlla na fi yàgg te wér lu mu fi yàgg doyul noonu la ñuy duggee nag ci ëttu këru diine yëpp di leen ziar dem Touba ci Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na yàlla yàggal taxawaayam seeti góor gi sekk dafay sama xariti bopp nag soxna Nogay xam na li may bëgg a wax bu baax a baax kon nu ngi leen di ziar bu baax sëñ Modou itam du ko weddi waaye nag waa kër Thierno Muntaga waa kër Thierno Seydou Nourou Tall noo ngi leen di ziar bawuñu kenn macha allah waaye itam yéen bu nu waxee wareef da ngeen koy neexal inspecteur maa ngi lay wax bismillah gan gi nga xam ne doon ko am itam macha allah te wax dëgg yàlla waxtu wiñ ko woo sax doon waxtu bu doy waar waaye ba nu ko woowee li mu njëkk wax mooy ñor na ma damay ñëw ma ni ko bu doon atram nigo la dañuy wax ne jàpp nan la ndax dangaa wane ne la ngay dox daf laa ñor te ku nekkal consommateur yi waxtu buñ la woowee xam nga ne da nga jóg ajaratu Mami Linguère maa ngi lay nuyu waaye ma jox monsieur Momar Ndaw Asko Sen mu daal di nuyoo bu baax a baax bu ko noppee ñu daal di dikk nag ci booy Pire Sañu Xor noonu la monsieur Ndaw bonjour ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay bu baax Eva di leen nuyu yéen ñëpp di leen féliciter ndax toujours ngeen di nekk ci biir kër yi di waxtaan ak njaboot gi. lu am solo la. dëgg la donc kon li ngeen di def nii jàpp naa ne bokk na ci
émission yi ñuy war di def. ngir di gën di mën a yee nit ñi di gën a mun di échanger ak ñoom. kon nag maa ngi leen di nuyu aussi ñiy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew. di ñaan ñëpp daal lépp képp ci loo nekk rek yàlla dimbale la ci ba mu gën a oom. macha allah nuyoo bi dal na te yow itam ñu ngi lay nuyu booy Pire sañu xoor. jaajëf Eva maa ngi lay ziar di ziar mami ak président. di ziar kilifa diine kilifa aada yi. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bass. Abdou Khadre mu ñaanal ko mu yàgg fi lool ti wér. di ziar yàlla dogal ko notable yi nekk ci Pire sañu xoor yëpp. ginnaaw dañoo am gan dañ koy daal di gàttal. dëgg la di nuyu grand président Momar bu baax a baax di ko féliciter. ci wàllum location bi nga xam ni bokk na ci ñi xeex ba loi bi dugg ci réew mi. waa nga mbir moom parce que dañ ko yàgg invité ay guddi. ci war bañ a wàññeekul loyer bi. ñu ciy def ay thèmes yu bare avant ñu koy wàññi. très bien moo tax bi ñu loi bi duggee ma gis liggéey ba mu ci liggéey. su toogee fii tey je pense que ni. war na cee wax jaadu na invité nañu maanaam ci gàttal ku nu war a mën a invité bu waxee kenn du ne lu tax mu cay wax c'est très important ajaratu Mami Linguère waaw yow itam nu ngi lay wax bismillah ndaa jërëjëf xam nañ ne boo sañoon sax dangaa dem daal Poroxaan waaw waaye yaa ngi ci liggéey itam dëgg la te xam nga soxna Jaara Buso bu doon digle dana bokk ci ay digleem fonkal sa liggéey bëggal sa liggéey tamit dëgg ndax nit ku baax lu baax rek lay xam tamit dëgg dañu lay wax bismillah looloo tax xol baax xel ma yëpp nga fa waaye du tee ñu mottali li ñu war a def bu ñu paree rek daal di tegu ci yoon ba heure bu ñu yeggee baax na door nañu daan dooreeti ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag neen son Mandela tëpp koy jaloore delluwaat di ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ziyaar sama maam Cheikh Tidiane Al Maktoum di wax ne góor gi ci rukk bi te jàmmi réew mi rek a ko bàyyi ci rukk bi kon maam yàgg fi loo fi yàgg doyul waaye noonu lay demee itam ziyaar sama maam Kabara Jibianta booy yaahaja di ko wax heure bi jot na loxo yi dellu seeti na ñu ngi sàkku ñaan di ñaanal suñu yaay dëggan chimère mu xëppee ci àjjanay firdawsi waaye noonu lay ziyaar itam yaay Kinushka ak yaay Nafi di ziyaar itam sama yaay Astu Jara mère Ndoy ak yaay Astu Seck ak Maribane sama soxna soosu nga xam ne moom it du musaam wujj loolu moom maa ko bind maa ko signé incha allah waaye di ziyaar monsieur Ndaw monsieur Momar Ndaw di ko ziyaar ak Samira ak waa këram yépp maa ngi leen di ziyaar lu baree bari waaye noonu laay waxee itam ne jërëjëfati soxna Jaaratullah jigéen jooju nga xamante ne 33 ans la am ci àdduna waaye yaakaar naa ne forli na dundam googu di wax ne kon ñun jigéen ñi dañu amaat beneen sas bu bees mooy tey ren daf ñu jaax beneen jàngat bu bees mooy dafa tombeeg weeru mars di weeru jigéen ñi kon mu war ñu won que ne jigéen du fo rek ak ree jigéen du fecc rek ak tëb waaye jigéen deke am na beneen mission bu ko yàlla yónni ci àdduna kon jàngat la ci ñun bu ñu fa jógee lu ñu fa ñaan yàlla na saawaan baawaan ci réew mi ayoo sekk sama xaritu benn bakkan boobu sama mag maa ngi lay nuyu di la ziyaar di wax ne bég naa lool ci yow macha allah nuyoo bi leex na loolu waaye nag tey li ñuy jëkk def bokk na ci dem directement à la régie daal di ci ànd ak Kër Aram jàppale ndax itam sponsor dafa neexal mbir yi nañu yërndu Kër Aram jàppale daal di dellu si waat mbokk yi bu leen fàtte dem jënd seen ay produits bu ngeen fa àggee daa ngeen fa fekk Kiné Libaas mu jigéen ju ñuul ju rafet maanaam naka Mbay Jeey Fay waxee xees baax na waaye ñuul yàqu ca dara ay ca leen ñu xool produit dellu si waat sur le plateau. parce que ñun duñ dégg ni produit yu baax na rek ñu liggéey ak nga pot boo mënti am huile de baobab daf say baax et puis amul âge boo mënti am aussi mën nga ko utiliser bébé ba mag boo defee huile de baobab problème boo am ci sa peau daf koy dindi parce que ñun huile bi ñu am ni dama leen wax ni c'est un produit certifié ISO amul colorant amul additif amul dara c'est un produit pur bio naturellement bio dañ ko tiré à froid duggul laboratoire dañ ko tiré génne ko moo nekk ni nga gis ni buy baa ngi nii après bi mu ñoree moo nekk ni poudre baa ngi nii léegi xoox bii nag moom la ñu tiré ci lañ génnee huile bi moo nekk nii amul dara lu ko rax te bu ko génnee xoox yi huile bi mu ngi nii kii baa ngi nii sédiment baa ngi nii mën na def savon mën na def savon gommant mën na def gommage aussi pour le visage kon ngeen xam ni buy lépp am njariñ mais bii moom huile bi moom ragal naa benn la ci huile yi parce que c'est pur bio dama tàyyi di ko wax pur bio amul benn colorant amul additif tiré à froid loo ko laaj ñu jox la ko incha allah te huile de baobab bi aussi dañ leen wax ni que du pour yaram kese c'est pas juste tout juste pour la peau mais aussi pour les cheveux ñi nga xam dañuy am karaw bu dëgër muy ruus
mënul pousser bu ñu amee habitude aussi di ko ci def dinañ gis changement ci seen karaw muy bébé di mag tout âge confondu ñëpp mën nañ ko utiliser surtout nag les femmes ku ci xes ba am doom benn yoon ñaar parfois sa biir dafay ubbeeku peau bi dafay dilaté wu nga gis rew yi à gauche à droite partout ci sa ventre nga gis ay plaques partout yooyu boo yàggee di def huile de baobab bi da ngay gis incha allah mu koy raffermir. jërë ngeen jëf mbokk yi waaye jërëjëf itam ki ne libaas ak libaas ci boppam daal di dellu si waat ci plateau bi mu mel ni plateau bi tàmmali naa neex balay daray xew waaye itam dégg naa ne monde consommateur itam yomb ta gérer de monsieur Ndao foofu laa lay tijjilee. waaw yomb la gérer xam nga lu tax. parce que sénégalais moo doy waar. xam nga ñun xeex nañ par exemple tey jii gaz mi ngi jar 2885 gazu 6 kilos bi. da ngay dem boutique ba ñu jaay la ko 3000 nga jënd noppi naan dañuy wax rek wàññiwuñ gaz wala dañuy wax wala respecté wuñ nangam. moo ne daf may dal. mais da ngay woote ñu ñëw verbaliser leen. fu noo woote fan laay. 33 821 12 18 mooy service régional du commerce. 33 bu Dakar 821 12 18. boutique boo signalé buy jaay prix bu normalul ñoom ñu ñëw verbaliser ko. kon daal nañu njëkk a jàpp mbokk yi ku ci am lu la naqadi ci boutique yi xam ne li muy jaayee du noonu wooteel 33 821 12 18 noté leen ko yéen ñëpp nag ña nekk ci biir kër yi jeex na léegi fa laa commencé. bismillah donc mais bu fekkee dañ lay jaay ma jox la benn exemple am na benn temps bi nga xam ne te gaz da daan ñàkk am benn charretier bu ñëwoon ci koñ ba doon jaay gaz 4000 boobu gaz mi ngi doon jar 3500. gaa yi ne xaaral ñu oo Momar ñu oo ma ñëw ne ko looy def nii mu ne damay jaay gaz 4000 ma ne ko déedéet 3500 lay jar mu commencé laaj 3500 am benn femme ne non moom 4000 lay fay. comme su fekkoon ne man dama ñëw di noot koo xam ni day daan dooleem entre guillemets te moom li muy jaayee ce n'est pas normal. donc kooku nu ma koy def du ma ko dóor du ma ko wax dara dama koy seetaan. mu jënd 4000 depuis 2009 prix transport décret président moo koy fixé changé wul mais da ngay dugg ci oto ñu laaj la prix bu ëpp li mu war a doon ngay kaas keneen ne la non juróomi dërëm rek la garaawul moom xaj na garaawul ci moom mais nañ jàpp ne am na ñoo xam ne garaaw na ci ñoom. kon àq bi nga xam ne moom la yoon jox da nga koy laaj boo ko laajul bul jooytu fenn ndaxte nag bu fekkee da ngaa tëdd sa kër tijji say buntu tijji say palanteer nit ñëw fa jël say bagage dem nga naan dëkk bi amul sécurité te yoon may lim la may yëpp du sotti kooku mooy benn. ñaareel ba bu fekkee ne nit dalaa tooñ fekk la nga toog mu dóor la yat mais da nga koy porter plainte da ngay dem ca fa mbaxane doone benn kalaame ko. waaw lu tax léegi su la nit jaayee loo xam ne wala teg la loo xam ni yoon may ko nga noppi toog biñ wàññee location bi am na ñoo xam ne dañuy wax seen bailleur ne non bul wàññi wala wàññil ma 5000 kese ci koo xam ne yoon may na la ñu wàññil la 29000. da ngay gis ñoo xam ne tey ji dañuy wax ne waaw location bi loi bi baax na waaye delluwaat na fa mu nekkoon ndax dañ lay génnee dem joxaat keneen yoon dafa wax ne pour nga génnee locataire boo xam ne mi ngi lay fay normalement ci yi condition rek la mën a doon benn bi nga ne da ngay tabaxaat te benn rek la yoon mais mooy démolition reconstruction ci tubaab loolu mooy raser tabaxaat te nee nañ ci période bi nga koy raser tabaxaat gardien rek moo fa war a dëkk mais mooy damay defar ay karoog damay defar lii mënoo cee génnee locataire te pour loolu supposons ñu ne nga ne da ngay toj tabaxaat période bi ngay tabax gardien rek moo fay dëkk balaa ngaa def loolu da ngay joxe turu architecte bi kan la joxe adresse am ak téléphone am wa ilaa nga joxe entrepreneur bi joxe adresse am ak téléphone am wax lan mooy nature des travaux indi autorisation de construire bi élément yooyu yëpp buñ dajalee ci ngay doog a mun a jox waa ji li nga xam ne moom la ñuy wax congé par voie d'huissier boo ko bindalee ci papier valable huissier moo ko koy andil ne ko kii mooy architecte bi wala kii mooy nu mu tudd entrepreneur bi lii mooy adresse am et cetera travaux yi laa nar a def su dee loolu def nga ko
da nga cee war a yokk ca feuille huissier bi ne man kat lii may wax bu dee respecté wu ma ko dinañ ma daan 24 mois de loyer yoo xam ne danaa ko rembourser ki nga xam ne génne naa ko te teguma ko ci yoon. kooku mooy benn cas bi nga xam ne mën nga koo def li ñuy wax congé. du génne de congé la tudd maanaam da nga naan ko man kat sama contrat bi ak yow du ma ko renouveler ndax damay raser tabaxaat. contrat li nga xam ne moom mooy location. loi dafa wax ne c'est d'ordre public d'utilité d'ordre public maanaam lépp loo signé lu may li yoon maye valable yoon nee na ñaari contrat moo am benn boo xam ne da nga koy signé 3 ans renouvelable par 3 ans. wala boo xam ne moom la ñuy wax à durée indéterminée mooy doo fixé app bi. ba lu koy ñëw ñuulal jot ñu daal di bàyyi contrat. ñu daal di koy mais loolu romb tam yoon da koo tëral. léegi donc bu fekkee ne da ngaa bëgg a def congé maanaam comme nga ne da ngay raser tabaxaat il faut que mu nekk 6 mois avant date anniversaire bi nga xam ne mooy 3e anniversaire date bi mu duggee maanaam ku dugg 2010. 1er janvier 2010 1er janvier 2013 ci lay am 3 ans. juróom benni weer avant 1er janvier 2013 ci nga ko war a jox congé bi soo ko joxee juróomi weer avant valable il faut nga xaaraat yeneen ñetti at. 3e anniversaire bi maanaam 2016 comme 2010 nga duggoon 2013 2016 2019 2000 et cetera noonu nga koy mun a joog a joxe congé donc balaa congé di mun a am il faut que nga nekk ci 3e anniversaire bi 6 mois avant anniversaire bi soo ko ratee mënatoo ko il faut nga xaaraat beneen 3 ans kooku mooy congé pour da ngay toj tabaxaat beneen congé bi mooy occupation nga xam ne yow yaa ci war a dëkk ñii la yoon maye yow nga dëkk ci yow borom kër gi wala sa doom wala sa wayjur wala sa doomu soxna wala sa wayjuru soxna munoo sax génne nit pour dugal sa frère boo bokkal ndey ak baay te sax du ñuy wax génne mais non renouvellement de contrat la. donc boobu itam pour loolu mun a nekk koo xam ne da ngaa dugg 2013 il faut que nga bàyyi bu dugg 1er janvier 2013 il faut nga bàyyi ba 1er janvier 2016 ci lay doog a génn mais day fekk nga jox ko congé bi juróom-benni weer avant 1er janvier 2016. soo ko ratee juróomi weer nga xam ne juróom-benni weer yi passé na mu des juróomi weer soo ko joxee valable ndax pour loolu mun a dox dafa am condition de fond et de forme. beneen bi mooy ka nga xam ne moom nga wax ne moom ngay duggal. da ngaa war a joxe turam date de naissance am ak lan la bokk ak yow ci feuille bi nga xam ne moom nga koy jox ki nga xam ne moom ngay jox congé. bi ñu ko notifié. beneen bi tam yoon nee na su dee yow yaa ko génnee yow nga dëkk ca yow wala sa doom wala sa doomu soxna wala sa wayjur wala sa wayjuru soxna nga dëkk ca loo xam ne matul 2 ans nga génnaat di nga rembourser ka nga génnee 2,400,000 bu dee location bi 100,000 francs par mois la maanaam 24 mois de loyer. dëgg su fekkee da nga koo génnee dugal keneen koo xam ne da nga koo loué bu boobaa tamit di nga ko rembourser 2,400,000 bu dee loyer bi 100,000 francs par mois la donc kon conditions yi ñuy génne lu compliqué la. kooku mooy benn ci ñaari cas yi nga xam moom la ñuy wax. kon locataire bi protégé nañu ko bu baax. voilà xam nga kon Ndoye Bane am na benn femme bu fi woote keroog bi mu nu waxee ne huissier bi ba muy bind dafa juum bind turu xaw ma naka kon tontu nga ko tey. dafa juum rek bindul Ndoye Bane. waaw mais bindul Ndoye Bane doomu diw. waaw. voilà kon cas bi moom nga la léegi bu doon ne man tey da nga ma luwe. c'est ça ma nekk di jaay samay bagages. mu doon usage commercial. nga xëy yóndee ma huissier ne yow daal fii ak 6 mois dangaa soxla fa may liggéey. waaw xam nga dafa am ñaari location dafa am lu ñuy wax usage d'habitation ak usage commercial. waaw mais loi bi dafa wax ne. usage commercial mooy ne fekk ne dañ fay jaay dara. dëgg la. koo xam ne atelier de couture wala ngay réparer dara di jaay looy jaay nga mu am jaay. mais bu dee bureau kese la boo xam ne amul luñ fay jaay. dañ ko considérer comme usage d'habitation. d'accord loolu la code des obligations civiles et commerciales wax. très bien comme bureau kii tamit bureau état beeg loolu fekk xam ne daal bureau la boo xam ne jaayuñ fa dara. dañ koy considérer loolu comme usage d'habitation. d'accord. donc mais bu fekkee ne usage commercial la beneen loi moo koy gérer. bu boobaa moom mun ngaa wax waa ji ne ko damaa bëgg nga génn da nga koy jox délai waaye moom bu bañee da nga koy jox indemnité d'éviction maanaam indemnité da nga koy dampaayu ne
damaa bugg a jëlaat fi ma la joxoon. su ko defee moom mun na la wax jox ma 10 millions wala 15 millions. su fekkee yow da nga ko fay 5 millions d'accordu leen. juge bi mooy wax ñaata lañ war a laaj comme ndàmpaay ki nga xamante ne bii moom mooy borom kër gi pour mu damp ki nga xam ne moom moo yore magasin à usage commercial. très bien Ndoye Bane bismillah. donc daal li ma bëgg a expliquer mooy. koo xam ne da ngaa dëkk ci kër yi tamit. nga ne dañoo laa laaj prix loyer boo xam ne dafa seer. bi maanaam nga jàpp ne gars yi daal delloo nañ fa affaire bi fi mu nekkoon. waaw kër goo nekk am nga droit. waaw contester prix bi nga xam ne mooy prix loyer bi. très bien. soo ko contester juge bi day jël benn expert mu ñëw def surface corrigée calculer. su fekkee waa ji daf la doon laaj 150 000 te 100 000 nga waroon a fay. da lay rembourser 150 000 50 000 yu ëpp yëpp. yi nga daan joxe. maanaam bu dee ñeenti at la ñeenti atu 50 000 lan may yokkal lam la kiyal après léegi te itamit su fekkee ne moom dafa yokk prix bi ci noo xam ne basé wu ko ci prix bi ni nga xam ne moom la ko yoon tëralee ndax yoon dafa wax ni ñuy calculer njëgul waaye képp koo xam ne fixé nga prix boo xam ne bokkul ak li yoon santaane nga yokk prix bi yoon day dal sa kaw dinañ la jàpp wala ñu dàmp la wala ñu boole ñaari mun na dem ba 3 millions de francs d'amende mun na dem ba 6 mois de prison. monsieur Ndao bienvenue waaye itam ki ci ligne bi dañu koy wax bienvenue nga waxtaan ak moom salaamaaleykum. waaleykum salaam. ajaratu bisimilah. waaw dama bëggoon dugg ci émission bi. yow rek la noo déglu. waa ci loolu mu wax noonu sax ci kër yi nii luye di affaire yi nii. man sama papa daf ma mayoon benn kër léegi bi ma ko mayee léegi après ma jox ko sama yaay pour mu luyeel ma ko léegi bi ma koy luyeel moom fekk na ñi mu ko luyee daal demeewul noonu yoruñu noonu léegi man ma bëggoon jël kër gi may leen ko après mu tere ma loolu nag ni ma doo leen ko may ay affaire yooyu noonu daal nekk fi di wax rek léegi ma woo sama papa wax ko sama papa ni ma bu la neexee ndax man may naa la ko pare après ma jël kër gi may leen ko. ndekete ñoom moom amewul noonu daal ma may leen kër gi nag léegi ndekete sama yaay moo ngi jaar ci suuf di leen fayeeku locataire bi fu mu toll di leen fayeeku weer bu dee mu dem fayeeku leen te man xaw ma ci dara ñu may laaj nag ndax man naan ma dan moo may kër gi wala dañ ñu koo luyee te man fekk na mag luyeewu ma leen ko dama leen koo may. waa soxna si dama la bëgg a laaj yow ñaataat nga am. allo. man 18 ans laa am. macha allah macha allah. ndeysaan. est-ce que joxoon nga leen këyit. waa joxuma leen këyit gi ne sama yaay laa ko jox pour mu jox leen ko ndekete moom da leen koo luyee. weer bu dee mu fayeeku leen. après dafa ci sama bagage yi am na lu ma doon seetati gis këyit bi. te nag ci lan ma waxee loolu. ci lan ma wax ni ma sa yaay weer bu dee dañ koy fay. waaw xam naa daal day xam nga may kër tamit dafa compliqué. kayit ga na nga leen ko ak la ca war yëpp changer mutation yeeg yooyu may naa leen kër gi rek noonu c'est bien yow ku baax nga. mais il faut am na lu mu laaj nag. am na lu mu laaj en président loolu naa am na lu mu laaj pour que ñoom ñu moom kër gi. voilà sinon maire bi mën naa dugg ay dugam changer kër gi. def ko ci turam loolu li mu xale bi li mu bëggoon du am donc mooy kër dafa am. waaw en fait. man dama xalaatoon ne dafa koy joxe noonu ñu dëkk ci ba bés bu soxlaa këram. mu jël ko comme dafa nekk gum xale. waaw xam nga dafa am ay actes yoo xam ne pour nga mun koo def il faut nga am qualité bi. auprès majeur. waaw donc qualité boobu pour nga am ko mooy d'abord bu fekkee papa ji daf koo may kër gi. da koy matérialiser. bu demee ñu def mutation bi ci turu ki nga xam ne moom lañ ko may. mais boo nekkee xale tam nekkoo majeur. am na action yoo xam ne mënoo koo def noonu. de votre propre gré. c'est vrai. donc il faut que nga am matukaay bi nga xam mat gi nga xam ne moom la ñuy laaj pour nga mën a def yenn action yi. tout à fait. donc loolu tam dafay jouer. il faut que xale bi tam xam est-ce que kër gi mi ngi ci turam réellement. wala déet est-ce que papa am defoon na ko ci turam.
c'est important. est-ce que nekkul ci turu yaay ji. waaw parce que bu fekkee mi ngi ci turu yaay ji dina mën a continuer di percevoir location yi. donc il faut que daal mu waxtaan ak yaayam. incha allah waxtaan itam ak ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekk ci kër ga. waaw je pense loolu c'est extrêmement important je pense que moom d'après ni mu expliqué amuloon information bi. mais comme léegi am na information no waxtaan ak yaayam. waxtaan ak papaam waxtaan aussi ak locataires yi. je pense que loolu moom mooy gën a simple. bu nu dellu si woon ci sunu sujet nga laaj ko. bëggoon naa xam ndax ba nu wàññee yëf yi ba léegi. applicabilité bi nekk na wala nekkul. est-ce que ñu ngi suivre loi bi wala suivre nu ko. ba noppi ba naa ko ak yow. ñu ngi koy suivre parce que bokk na ci loi yi ñu gën a respecté ndax xam nga ne dañu tere ku rey nit chaque jour nga dégg ñu ne rey nañ nit. dañu tere ku sàcc chaque jour nga dégg ne sàcc nañ. donc loi yëpp yi nga xam ne sax boo ko enfreindre li lay dal moo gën a garaaw nit ñaa ngi koy ñàkk respecté mais lu tax loi bi ñu respecté ko bu baax mooy ki nga xam ne mooy ki koy appliqué mooy locataire bi. ndax bañ wàññee loyer yi képp ku daan joxe 100 000 da ngay joxe 71 000 donc loolu bokk na ci li tax ñu gën ko appliqué waaye nag am na ay sambabo yoo xam ne ñoom jéem nañoo def ay façon yu ne pour bañ a wàññi location bi. mooy ñoo xam ne dañuy ñëw ne la waaw man président Macky Sall tabaxul sama kër donc mënuma ko wàññiloo et cetera loolu ñàkk xam la parce que commerçant bii dem Thaïlande di dem di jëndi ceebam. du président Macky Sall la ko jox mu jëndi ceeb mais bu ñëwee dafa am prix boo xam ne moom la ko war a jaayee. su ko jaayewul dañ koy verbaliser bien que moom moo dem Thaïlande jëndi ceebam. maanaam dëkk day dem ak loi. voilà deuxième chose mooy ne su ñëwee bu ko jënd mu ne la jaayuma la dañ koy verbaliser. ak li nga xam ne moom moo demoon jëndi ceeb bi yëpp. location noonu la mel kii yore kër gi di ko loué dootuñ considérer ne moom kër gi ndax mënatul a dugg ca kër ga te yow locataire autorisé woo ko. amul droit dugg ca kër ga te yow mi nga xam ne yow yaa dëkk ca kër ga autorisé woo ko. sinon violation de domicile lay nekk kon mënutoo wax ne sama kër la bien la bu muy loué maanaam bagage la boo xam ne da koy loué borom kër gi commerçant la commerce nag dafa am ay loi yoo xam ne ñoo ko régir depuis 1977 lépp lu jëm ci commerce location am na ay textes yoo xam ne ñoo wax ne nii ak nii ak nii la war a tëddee dañu wax ne kenn amul droit fixer prix du loyer lu may ni ko yoon santaane yoon ni mu ko santaane dafa wax ne dañ war a xayma kër gi pour xam ñaata lañ ko war a luyee ndax kër gu seer mooy gën a seer location kër gu yomb kër goo xam ne dafa janoo ak géej mooy gën a cher kër goo xam ne janoowul ak géej su fekkee ni ñoo bokk ay conditions soo jëlee même plan bi tabax ko foo xam ne géej la ak foo xam ne du géej prix bi du bokk parce que ni ñuy évaluer kër gi dañuy évaluer néeg par néeg néeg bu am palanteer moo gën a seer néeg bu amul palanteer néeg bu am marbre ci suuf moo gën a seer néeg boo xam ne ciment la néeg boo xamante ne bii ay seng la moo gën a yomb néeg boo xam ne ardoise la néeg boo xam ne ardoise la moo gën a yomb néeg boo xam ne dañ ko defal ay date et cetera donc yooyu yëpp dañ koy calculer léegi nag suñ calculer loolu yëpp néeg boo xam ne soo ubbee palanteer bi mur ngay gis ak néeg boo xam ne soo ubbee palanteer bi gis bayal bu rafet bu yaatu benn panorama moo buñ bokk prix. Très bien. kër goo xam ne dafa am chauffe-eau moo gën a cher kër gu amul chauffe-eau su fekkee yeneen yëpp a tolloo kër goo xam ne dafa am cour bu yaatu ak kër bu am cour bu ndaw tolloowuñ prix kër goo xam ne ñu ngi ko tabax Almadi ak kër goo xam ne ñu ngi ko tabax Géejawaay fekkee ñu même dimension yi la bokkuñ parce que prix terrain bi dañ koy calculer par zone prix surface bâti bi dañ ko calculer par zone maanaam zone bu nekk la nga fay tabax dafay jouer ci prix li nga xam ne moom mooy location suñ defee loolu ba pare nag waaw ci la ñuy doog a mën a génnee selon équipement yaa ngi fa def li nga xam ne moom mooy prix location bi. merci te yoon dafa ma terminé foofu yoon dafa wax ne noonu nga xam ne moom lañ ko calculer yow borom kër gi waaw su waa ji dugg see balaa mu laa fay premier loyer war nga ko jox copie feuille boobu ne ko man kat nii laa calculer kii bi expert bi lii la ko calculer moo tax ma jox la prix bi soo ko deful yoon dina la alamaan ba lu ëpp 200 000. jërëjëf li ngeen jëlal ki ci ligne bi balaa ñoo introduire Ndoye Bane. allo allo. sëriñ bu baax bi ñu ngi lay ziar.
bonjour na ngeen def ça va. ñu ngi sant bu baax a baax. ñu ngi leen di ziar lu bari. ñu ngi lay delloo ziar ak di la déglu ci li ñuy waxtaanee. donc suivre naa seen émission bi. jërëjëf. dégg naa li ngeen ci wax man maa ngi tudd Monar Diop. Diop maa ñu ngi lay ziar ngi dëkk ci Nord Foire. bon nous on est des bailleurs. te dañuy gis problème yi nga xamante ne moo nekk ci diggante locataire bi ak bailleur bi. dëgg la. dégg naa bu baax li ñu wax. mais gis nga problème mu location ici au Sénégal dafa nekk loo xamante ne benn chaîne bu gudd bu ñu war a régulariser la. parce que fi muy déparé dafa sori. ki moom këram jënd terrain am ba mu koy jënd xamuloo lu mu ko jëndee parce que fii par exemple je te dis am na ko jëndee 1 million am na ko jëndee 30 millions même dimension yi. kii jëndee ko 1 million kii jëndee ko 30 millions mënuñu yem ay njëkk te bi may déglu seen waxtaan ba léegi dañuy wax ci faveuru locataire bi rek mais bailleur bi nga xam ne moom këram kenn waxul ay problème am. te boo xoolee ba xool problème locataire li ci ëpp locataire bi moo amel bailleur bi. li ci ëpp problème ñoom la parce que fii ñun ñëpp Sénégal la dëkk ay boy Dakar la ñu damay yor sama avance ñaari weer ñëw avance ko nit dëkk këram toog commencé indi ay problème ki problème ñu daw 6 mois yóbbu tribunal def nii ñu ne génn nañ ko mu jëlaat yee ñaari weer uti beneen kër. borom kër gi perte wala mu topp ci di sodd te ñun Sénégal dañu am tayeelu nekk fii di topp tribunal matin midi soir. parce que dara du sotti dossier yi foofu lañ koy jël empilé ko ba suba. donc dafa nekk loo xamante ne du kër du marchandise bu ñu dem jëndi Thaïlande. on n'est pas comme les commerçants. commerçant bi bu ñëwee ak taxi et cetera bu ñu bëggee faciliter affaire locataire gouvernement bii na jéem a subventionné ñi ngay wax HLM ak ñoom SICAP jéem a def ay maison yoo xam ne xool modéré yoo xamante ne c'est à la portée de presque tout le monde xam ne nii jox nañ ko ci ay prix yu baax boo demee ay SICAP ay kii ñoom ñu tabax seen i kër apport yi ñu lay laaj baadoole bi amu ko te boo ko joxul doo fay. dafa am loo xamante ne nañ ko waxante dëgg. fii bu ñu jéem a xool lu neex ay gouvernement et cetera xam nga ñu bëgg a def ko teg ko ci ndodd yenn nit ñi des pauvres gens yoo xamante ne dañu galérer toute leur vie pour gagner quelque chose pour créer seen i affaire ñu bëgg a jël seen affaire yooyu bëgg ko jël bëgg ko naxee nit ñi non c'est pas comme ça il faut pas prendre les choses des autres lépp lu ñuy def nañ ko réglementer. ku nekk li nga am li moom ngay jëndee parce que booy loué nit ki da ngay ñëw ne ko écoute bon li may loué bii nii mu jaral ko mu jël jaralu ko arrivederci ku ne dem yoonam tranquille forcé loo ko bu ko jaralee ça va bu ko jarul ça va parce que néeg bi ngay jël à Nord Foire wala néeg bi ngay jël Almadies bokkul on dit la vérité quand même. ou bien waa Almadies ñoom ñoo war a am xaalis ñu nekk Médina war ñu am xaalis et cetera. mais c'est pas ça et puis kii da ngay tabax sa wet mu tabax sa wet moom li mu def ci këram ak li nga def sa kër bokkul y a beaucoup de facteurs yoo xamante ne ko war régler parce que affaire yi bokkul. du ay kër yoo xamante ne bon yëpp niroo yëpp tolloo yëpp kii non c'est pas comme ça. et puis terrain yi bu ko nit ñi jënd dafa yàgg. merci beaucoup monsieur waaye di ko fàttali ne nekkuñu fi itam pour def procès wu bailleurs yi wax dëgg yàlla on divise la poire en deux waaye xëy na nag loi moo xaw a protéger locataires yi cela ne veut pas dire qu'il ne protège pas les autres xëy na il nous aurait suivi depuis dina jot a xam ne wax dëgg yàlla un moment on a aussi bien parlé des bailleurs waaye ànd ak lu mu munti doon je donne la parole à monsieur Ndaw bu ko defee Ndoye Bane waaw ba tey non waa ji nag il faut ñu wax ak moom non ñun nekkuñu fi pour lu neex wa Masamba wala lu neex ba Demba nekkuñu fi pour di raayal doq ay bailleur wala waa nguur geeg yooyu ñun ay nit yu indépendant lañu xam nga yaakaaruñu nguur pour dund ñun suñu ñàkk lañ yaakaar pour dund lépp lu ñuy wax dañ koy wax suñu aqulaay taala bailleur yi dafa am ñoo xam ne dañoo ëppal ci boppam dañoo bëgg lañu leb banque ba jëlu yat teg ko seen bopp ñoom ñu jël seen yat teg ko ci kaw locataires yi loolu lañ bañ c'est ça le problème mënuñu ñëw lépp seen ay millions fële daan ni millions yi dama koy gaaw racket ko jot ci gaaw feek 1 an feek 2 ans ba tax lu la neex loué
nguur gi gis loolu ni askan wi dafa sonn ñu teg loi pour ñu wàññi location bi c'est ça la vérité très bien da nga xam loolu moo xamuñu foo jëlee sa xaalis ñii liggéey nañ ko mu lew ñii leb nañ ko ca banque ba ñii jaay nañ drogue ba am ko il faut oser le dire bâtiment yi ñuy tabax ci dëkk bi yépp benn borom xam-xam nee na soo génne woon la ca lew lépp kilo ciment du ca des donc ni nañ ko wax mais soo boolu lépp intéressé wuñu sax mais sooy loué nga xam ne ay Sénégalais ngay loué soo leen on off mii nga xam ne demul Gambie demul Mauritanie salaire am la yaakaar weer wi mu takk soxna war a loué ñëw bëgg a loué benn studio nga laaj ko 4 mois fu mu koy jëlee da nga ko bëgg a sàccloo c'est parce que banque bi leb nga 30 millions banque bi un jeune sénégalais bu demul fenn am salaire u 200 000 am 300 000 am bëgg am fu mu dugalu njabootam nga laaj ko ñetti weer yow loolu yaa ngi koy laaj loo xam ne yow at yi am on off am ba nga koy am mënu woon a louer pantre yow mii borom immeuble bi. très bien. jëm ji on off am ba takk jabar war a louer. am benn 25 ans wala benn 30 ans ba jëm jooju mu am ba nga koy am yow mii borom bailleur bi. amoo woon loolu am ne. merci donc jën boobu bu mu ñëw nga ñëw bëgg a profité. l'essentiel wax nga ko te dinaa ñëw ci Mamy Linguère. dafa am ko bëgg a laaj rek mu yóbbaale ko ci laaj bi bala may ñëwaat ci sama beneen laaj mooy dama dégg fu monsieur Ndaw waxee ne ki nga luye kër gi moom kër gi donc même booy dugg ci kër gi moom daf la war a jox autorisation sinon violation de domicile lay doon. mais léegi li ma ci jaaxal mooy ki la luye kër gi day cappar ci sa biir kër donte yaa ngi koy fay. di jaabante ne xorondom bu ay tuuru famille ngir ne daf lay toroxal ndax ne daf la luye. d'accord aussi lu jaral leeral la d'accord nañu ci sa question. waaye xam nga dafa am ko woote léegi. traité indil ñu thème bu am solo. ndax dem na ba foog ne ñoom daal ñu ngi leen di froisser. et que moo waral ma jox kii parole. bu ko defee sa question bi du wees dinañ ci dellu si waat léegi. waaw mais xam nga froisser boobu li ko indi mooy Sénégal koo fi laal teraangaam doon noonu. alors merci beaucoup. aywa monsieur Ndaw bisimilah. waaw dama bëgg rek mu xam ne. teraanga itam dafa jege xol macha allah. boo tabewul loolu doo ci mën a joxe waaye itam soyons un peu gentils defaluñu leen kii mais xam nga monsieur Ndaw boo dee def réunion nga dajale ay nit yu bëri. xamal na réunion bi. façon wax bu ne mën na faa jib. rawatina ka yor alalam di ko jaay bëgg ca yenn ya. ak ka nga xam ne dafa bëgg alal bi bu dikkee nu wàññil ko yombalal ko on peut s'attendre à des sujets comme ça. monsieur Ndaw bisimilah. jërëjëf lii lu nu mën a xaar la ak leneen lu dikkagul itam. exact bon moom na xam ne rek. contre ñu bailleur yi mais balaa ñoo dem ci location wàññi location. dëgg la. dafa am ci luñ sukkandiku. mu di. dafa am lu benn agence bu tudd agence nationale. donc agence de la statistique et de la démographie. mooy kuréeli état bi nga xam ne. mooy wàññi nit ñi ñaata lañ. dëgg la mooy dugg ci kër yi. di xool nit ñi li ñuy lekk di def étude yëpp pour xool nan lañ mën a defaree réew mi ndax boo xamul jàngoro. doo ko mën a faj. kuréel googu daf benn étude. gis ne fii ci Dakar. am na 381 000 logements yoo xam ne 196 400 yi. dañ koy loué. d'accord bi ñu defee seen analyse ba pare ñu ne. yokk gi nga xam ne moom lañ njëgu construction yokku maanaam. lépp banque ba li ngay fay ak li ciment di jarak li fer di jarak li bunt di jarak yépp li muy jar yokk na 44% waaye location la mu yokk 256% la. voilà maanaam ma wax ko ci olof. li nga xam ne moom la njëgi kii yi yokk njëgu tabax. li ngay jël ci banque yeeg yooyu di tabax ñu ne yokk na. téeméer boo jël yokk na ñeent fukk ak ñeent. téeméer boo jël yokk na ñeent fukk ak ñeent. émission bi moo ni mel faaw dañuy bàyyi téléspectateurs yi du dugg. déedéet balaa ñoo dugg ma tontu parce que sinon day jaxasoo. kon boog il faut que mu mbokk mi nanu jéggal bisimilah. waaw parce que sinon rek dafay jaxasoo nit ñi duñ ci jël jànge lu bari. d'accord waaye li nga xam ne moom lañ yokk suñu yokkoon 44% ñu ne c'est normal. ndax bu dee li ngay jënd dafa yokk 44% nga yokk 44% kenn du wax dara. waaye ñoom dañoo yokk 256% maanaam yokk nañ lu ëpp juróomi yoon la nga xamante ne bi moom lañ waroon a yokk. bare na. c'est du vol. état ne loolu ce n'est pas normal. loolu sàcc la. loolu sàcc la di. te rax ci dolli. étude bi dafa wane ne. ñiy loué
location yi nga xam ne ñoo yore kër yi di ko loué. waaw 52,5% maanaam juróom soo jëlee téeméer bu nekk juróom fukk ya ak ñaar ak genn wàll. kër yi nga xamante bi ñoo koy loué. jënduñ ko tabaxuñ ko dañ ko donn 2,5% maanaam ñaar ak genn wàll. dañ leen koo may. kon ci téeméer boo jël juróom fukki nit ñi ak juróom kër ya ñuy locaase li ñuy loué jënduñ ci benn kilo ciment. waaw kon kooku mun naa wax naan banque ba la ma lebal ak la ma jënd ciment bi seer na ak loolu. mbaa du xanaa ñoom la ndaw si Diop naan ña nga xam ne boo laalee. seen teraanga nu am nu dem. merci donc kon léegi ba tey étude bi wane ne. 98% ñi nga xam ne ñi ngi loué. teguñ ko ci sart yi nga xam ne moom la yoon santaane. jaaduwul ndax yoon dafa wax ne. yow muy loué kër. dañoo war a xayma sa kër gi lu muy jar. si la ñuy doog a mun a génnee location bi. dëgg maanaam loo ci def ci ciment. loo ci def ci ay rafetal. loo ci dépensé dañ koy jël en considération. moom la ñuy dégg ngeen naan surface corrigée. maanaam bu ñëwee ci kër ga. waaw boo ca defee karo yu rafet. ak bu dee dër la du mun a bokk prix. dëgg wax nga ko sànq. donc yooyu yëpp équipement yooyu yëpp nga ciy def nga xam ne xaalis nga ciy def. day tax sa prix location gën a yokk donc amul kenn tey jii ku mun a wax ne man damay louer sama kër jëluñ en considération la ma ca dépensé déedéet. kon moom lu muy wax noonu xëj na dafa xamul li loi bi wax. donc loi bi dafa wax ne. ki nga xam ne da ngay louer dañoo war a respecter yow investissement ba nga xam ne def nga ko ci sa biir kër googu ngay louer. ca njalbeen. ndax respecté loolu moo tax ñu lay xoolal lépp loo ci def loo xam ni lu njëriñ la pour kër ga. kon ana lan la mën a taxawee naan non man c'est-à-dire affaire bi bokkul ak ceebu Thaïlande nangam non moom commerçant la dafay jaay service de location. kon su ma la déglu moom nit bu ñëwee mën a ko léewuma la dañ koy verbaliser. bu dee day luye kër gi nga xam ne c'est une maison à location. boo ñëwee ñu ne luye lañ. da nga ma bëgg a wax ne coow li ci am mënoon naa bañ a am ndax yoon teg na lépp ba noppi. alors tamit na xam leen na. mu di la. loi bi nga xam ne moom lañ jël 2014. dañoo modifier rek benn système bu ndaw rek de calcul ay textes yoo xam ne ñu ngi fi woon depuis temps yi Senghor. d'accord. ndax texte bi wax samit ne ku luye lu ëpp li ñu war a luye président Abdou Diouf ko jëloon. loi bi nga xam ne moom lañ bind 2014 dañ wax rek ne soo xaymaa kër gi ba noppi lii nga war a calculer pour mun a déterminer prix loyer bi. ça veut dire que kon lépp loo xam ne loi la woon lu jëm ci loyer bi du lu bees lu président Macky Sall jël déedéet président Macky Sall benn affaire bu ndaw rek lañ modifier si système de calcul bi mais à part ça lépp loo xam ne lu génn la nekkul loo xam ne président Macky Sall moo ko jël. yii président Abdou Diouf ko jël yii président Senghor moo ko jël. cosaan la fi depuis longtemps la mais nit ñi ñoo dul woon respecter loi président Macky Sall ne nag dinañ respecter loi. très bien. mais fi mu ne ngay bàyyee loi de. Linguère fooy di léegi nag képp ku bàyyi loi bu yàggee nag damay toog sax di ko déglu. sunu Linguère bismillah. dañuy am envie di ko déglu. parce que dañuy bëgg jàngat tamit. te lii ñuy waxtaanee day woppi ñëpp. dëgg la lépp ñëpp la lu ne ku ne nga ca. ndax fi mu ne ku luyewul itam am nga ku la jege koo xam ne ma ngay luye. mais dafa am beneen bu ma ci bëggoon leeral. mooy que bu ma bëggoon laaj nga leeral ma ci. mooy ñi nga xam ne après wàññi bi la ñu ñëw jël seeni kër fekk nañ borom kër gi ne leen man lii laay luyewee léegi ñoom dugg nañ ba pare mais xool nañ ne borom kër gi lii mu leen di luye lii mu leen jox jarul liñ ko waroon fay. c'est ça ñooñu lan mooy seen yoon ñoom. yoon may na leen ñu saisir tribunal jël expert mu dem xayma kër gi ba xam ndax li ñu leen koy luyee jaadu na wala déet. su fekkee li ñu leen koy luyee 150 000 la te ñoo xam ne 100 000 la ñu waroon fay dañ leen rembourser 50 000 yooyu jël ci ñoom yépp te ki nga xam ne moo leen luyee loolu respecté wul prix loyer dafay tomber sous le coup de li ñuy wax la hausse illicite de loyer nga xam ne mun nañ ko tëj jusqu'à 3 mois de prison wala 6 mois de prison selon la nga xam ne moom la def ak amende boo xam ne mun na dem ba. fan la ñuy dem ci tribunal parce que nit ñi aussi bu ñu xamul mënuñu jóg. waaw day dem tribunal ne man dañ maa loué kër gi nga xamante ne bii ci laa dëkk. te d'accord ma ci loyer bi
waaja wàññiwu. comprendre nga waa ji wàññiwu. non parce que prix ba ma après wàññi la mami wax. après attention après wàññi la wax. après wàññi ak avant wàññi. ku dëkk daal tey ci kër gi nga xam ne kër gi nga dëkk daal nga ne man daal yaakaar naa ne kii li may laaj dafa ëpp. demal tribunal dañuy jël expert bi expertiser kër gi. su fekkee ne gis nañ ne kër gi lim la ko luwee ëpp na da lay delloo lam ci daan teg ba pare luwee la ko prix normal. monsieur Ndao ma wax peut-être loo xam ne doo ci ànd ak man. pour lan boo gisee ne kër gi da nga ci dëkk. nga dëkk ci kër gi xam nga ne lii arrangé wu la mais su la demal toxu arrangé wu la nga toxu. tu habites une maison nga ni lii daal 150 000 la réfléchir naa ne 150 000 yi ëpp na demal nga xool li tolloog li nga mën a fay. mais yoon may na la ne la. li tolloog li nga mën a fay nga dem dëkk ca nga ne ci jàmm ba bailleur bi ne ci jàmm nga nekk aussi ci jàmm. même la nga mën a fay nga ne dëkk naa ci kër 100000 la mën naa fay 100000. waaw yoon may na la da ngay dugg nga xool. yoon nee na may naa la nga contester li nga xam ne moom la koy loué parce que lim lay loué yoon moo ko war a fixé moom waru koo fixé ndax yoon moo ne nii lañ koy calculer kon moom. mais ñi lépp ci mais monsieur Ndao à vous entendre ci sama xëy na ma juuma waaye débat la dañuy waxtaan. nit ki mën na fa jaare nag nekk ku procédure koo xam ne procédure rek lay dëkkee parce que chaque fois boo demee dugg ci kër itam. yoon moo la may loolu. mais procédure boo ci dëkkee bu yàggee di nga sonn aussi. mais tamit wax dëgg yàlla nag sama xarit ci loolu mooy sama xalaat. man daal pour man damay dem dëkk kër goo xam ne. fii mën naa fi dugg mën naa ko fay sama conscience tranquille na mën naa ko fay du ma sonal bailleur du ma sonal ma fay. waaye bu fekkee ne da nga léegi ma laaj la dara nga ñëw ñu lay jaay gaz exemple. ñu may jaay gaz waaw 4000. waaw te état nee na 2885 lay jar. waaw ngay fay parce que mën nga ko. non du be man bu ma laajee man damay wax ne bokkul. non parce que état bi xamal na ma ni. gaz bi. nangam lay jar. waaw ku ma gis mu dem jaayee ma ko leneen. damay yóbbu yëf yi ci yoon. waaye dugg nga ci kër. ñëw signé contrat yow ak nit ki. mu ne la sama kër gi de man doom dama koy joxe 50 000 francs nga ni d'accord naa ci 50 000. non parce que mais nee nga ma d'abord balaa mu laa jox kër ga. balaa mu laa liyee kër gi. daf la war a jox loo xam ne moo wane ne feuille bi wane ni ma ko calculé maa ngi lay déglu bu baax. comprendre nga. waaw donc léegi su fekkee joxu la feuille. yow nga dugg toog. waaw nga jàpp ne jaral na la 100000 ngay fay 100000 ba ci digg bi benn waaye ne la non kër gi 50000 lañ ko war a. lan moo may teree monsieur Ndao ba may dugg ma laaj ko feuille bi tout simplement. waaw bu fekkee ma laaj ko feuille bi ne ko war ma bu fekkee laajoo ko feuille bi. xam nga njaboot itam li ko noppal da caa baax ngeen baal ma. waxtaan la njaboot itam la ko noppal baax na. moom li mu ñu génne ni ñun xamuñu ko woon. xamal nañu ne ñu dorénavant. boo dee jël kër. na la woon la nga xam ne ba nu ko xaymaa ba teg ko prix kër gi nangam la war a mel tout simplement. waaw mais xam nga dafa am benn règle bu wax ne. règle bi lu muy wax nemo consentur ignorare legem. maanaam nul n'est censé ignorer la loi. oui. donc li nga xam ne moom moo ci nekk mooy depuis 2014 ñun ñi ngi expliquer nit ñi lan mooy seen i kii mais tant que affaire bi daloo la rek da nga naan ñi dañuy wax rek. waa régie yëpp yow la ñu àndal. am na benn d'accord ak man am na benn waaye xam nga lu ma wax. waxtaan nii la aussi. am na benn waaye xam nga lu ma wax. waaw. mu ne ma yéen daal ndeke yéen seen affaire loyer bi du caaxaan. ma ne ko mu ne foog naa ne da ngeen di wax rek waaye ba ma ñëwee di fay. waa ji ne ma non affaire bi wàññi nañ ko. ma gis mu delloo ma xaw ma 40 ñaata mille. mais dama ne mais. Manti Traoré de ma nga lay ñaanal yàlla. xam naa ne mi ngi naan su boo maa wax. comprendre nga wax tey jii. oui man maa ngi sama kër. man doy ba munuma la ni gaz bu mag bi ñuy togge añ. lii lay jar man xaw ma ko. dëgg la dañ naan ma. gaz jeex na nga joxe ma joxe. ñu dem jënd munuma la ni gaz bi lii lay jar. imaginer tey jii. ma su ma ñu gaz bi ñu ni ñaata lay jar. 2885 kilo bi moom lay jar. léegi boutique ba ca koñ ba di ma ko jaayee 3000 ba 3500. man damay jël weccet rek def sama poche xaw ma ñaata lay jar. mais man du ma ñëwee Momar ni ma. gaz nangam lay jar ma dem laaj boutique ba ca koñ ba ñëw dem jëndali sama bopp gaz ma gis ni. prix ba ma Momar wax. ak prix bi ma waaj yi jaay. bi ma dëkkee ci koñ bi 2 ans ba léegi waaj 3500 la may jaayee gaz. da nga koy yóbbu ci yoon. loolu lay wax loolu lay expliqué. te du yow rek la ko def. def na ko ñu bare ci diire bu yàgg. voilà ñaata la ci xaalis. mi ngi am xaalis bu bari loolu ñu bari ñu koy def. c'est la même chose que ci location que kër yi waaw. waaw d'accord nañ leen ko nag bu jëlal ki ci ligne bi mi ngi ree. da ngay dugg ci kër yi jëlal ki ci ligne bi. allo salaamaaleykum. waaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. Eva Tra na ngeen def. nu ngay sant yàlla di la gërëm.
man de dama déglu seen émission bi loolu ngeen yëngal ma trop may naa ci participer. ndeysaan. parce que dama dëkk ci kër 5 novembre 2000. laa loué ci benn kër di fay 100 000 francs. ma loué fa ba wàññi bi yokku ñëw ma jox sama doom 71 000 pour mu dem ci agence bi ma moom borom kër dafa nangu agence bi ko yoroon ci loxoom. li ma léegi yow bokk ko ci wàññi bi ma ne ah bon xale bi delloo ci xaalis bi. mu ci guddi gi rek mu yónnee ma benn feuille ni ma léegi moom d'accord na ci wàññi bi. ma jox xale bi 71 000 bi mu yóbbul ko 2 mois laa fay 71 000 yi mu yóbbu ma tribunal indil ma këyit. biñ ma convoqué tribunal fekk ma nekk convalescence opéré woon. génn hôpital mu ma wuyu ji mu andilaat ma huissier pour ma ñëw. bi huissier bi ñëwee daal ñu bindal ma kayit lan inscription la xam ma dem ci juge bi expliqué ko dindi reçu yëpp jox tous les reçus maa ngi ak moom depuis 2000 ba léegi sànni ma benn reçu. bi ma demee léegi mu ne ma moom dafa soxla propos personnel il faut nga génn ma daal di génn fi mu toll nii 150 000 francs lay fay kër. ba ma génnee dafa ko jël man 2 pièces laa fa dëkke woon ak salon ak 2 toilettes mu transformé ko modifié yëpp jël sama chambre à coucher bi def ci 12 ci cour bi xëcc ko def ko 3 pièces di ko loué 85 000 francs par mois. waaw loolu nag ma dégg seen émission bi loolu moo tax ma ne naa ci woote. kayit yëpp rek nga man nag ma téye. kayit yi ma yóbbu tribunal yëpp. heure bu ma jëlee kayit yi fekk ko këram fi mu dëkk wax ko mu ne ma man yóbbu ma loolu. waaw yóbbu ma ko dama bëgg a liggéey raat rek parce que fi nga dëkk dafa xat. ba ma fay dëkk sama doom yi jardin la ñuy def ba léegi macha allah ñu ngi def defar. ndeysaan xam ne loolu yàgg na. moom non loolu ce n'est pas normal xam nga bi loi bi commencé bés am na woon quelques difficultés ak yenn juges yi. ndax lañ doon war a def ni ñu waroon a traité dossiers yi daawuñu am contentieux yu mel noonu xam nga bu njëkk la daan am. mooy fayoo waa ji mu yóbbu la tribunal ne la génnal. dëgg la ba taxaw na juge yi gëstuwatuñu woon loi yi. d'accord mais léegi bi nga xamee ne juge yi gëstu nañ loi yi loolu mënatut a nekk ndax. xam nañ li loi yëpp wax nafar nañ ko ñu ngi koy respecté. loolu nekk na loo xam ne cas la boo xam ne. amoon na cas yu mel noonu ci commencement bi parce que bu njëkk li daan am rek mooy ne waa ji fayul nga ñëw juge bi ne waaw comme fayoo ko constaté nañ na fayoo ko dëgg la kon dañ lay génnee. loolu bokk na ci lu waral comme cas boobu mu nekk noonu. mais huissiers yi tamit. ñu war a seet seeni affaire la. waaw huissiers yi ñoom. mais huissiers yi man dafa mel ni ñoom amuñu ay njaboot gaa amuñu jabar ak i doom ñoom luyuñu quoi ñoom. waaw xam nga sax taf ñu gis benn néew doole boo xam ne amu fu mu dem. ñu ñëw noot la nappaaje la génne la sa kër comme ça mel ni seen yaram bu ndaw. même foofu tamit ci affaire huissier yi sax enquête seen affaire de huissier yooyu. même léegi changement am na tax ndax bu njëkk huissier yi am na ci ñoo xam ne dinaan complot borom kër yi di la jox ay kayit yoo loolu la ñuy def teguwul ci yoon. tu vois mais voilà mais léegi affaire bi changé na parce que même yenn huissier yi am nañ yërmande suñ jotee kayit suñ ñëwee dañ lay jox numéro Ascosen ne leen woo leen. ndeysaan fekk jot nañ leen kayit de. et tout ça pour que parce que xam nañ ne ñoom dañuy def seen liggéey. parce que su leen waa ji santé ne joxal ma leen kii commandement dinañ ko jox commandement. waaye dinañ xam ne waa ji lim nekk xaj na du yoon wala dara. su ko defee dañ lay jox numéro ne la jëlal numéro Ascosen nga woo leen numéro Ascosen lan la. waaw am nañ benn kii boo xam ne pour traiter affaire loyer yeeg problème réclamation. 77. waaw 677. 95 91. dolli waat ko dafay jaadu. 77 677 95 91. suñu wootee dinañ jot donc suñ permanent. dina bari appel loolu. voilà bu ko defee ñoom dinañ leen. encadré parce que ñun dañuy suivre nit ñi ba tribunal xam nga bu njëkk da ngay gis bailleur boo xam ne day ut avocat. kële su ñëwee du xam nu mu demee dañ lay convoqué sax doo dem doo xam nu mu demee. léegi nag dañ lay defaral feuille boo xam ne sax même boo ñëwee ba ci kanamu juge bi. juge bi ne la waaw mais waa ji ne la nangam ne la génnal nangam nga ne doo génn par exemple. ñu jox la feuille bi nga jël feuille bi jox ko juge bi nga ne ko ah ñun kat lii la ñu waa Ascosen jox juge bi lire feuille bi ne yow yaa am dëgg. macha allah donc loolu donc dañ leen di encadrer ba di leen dimbale ci tribunal. donc parce que des fois. yow di nga am dëgg sax mais doo xam noo koy présenter. ak ay dëgg. voilà donc loolu tam day bokk ci éléments yi nga xam ne. te léegi say nag ñun dañuy réer ñi mel ni man mami da ngay jóg dem doo xam sa droit doo xam lan nga war a def léegi say sax daf lay jural tiitange. beneen bu ñu la nee huissier ñëw na rek da ngay tiit jaaxle. voilà am ku joxati kayiti huissier bu ko fanaanal fexeel nga woote parce que lañ lay bindal. des fois day am ay délai. soo respecté wul délai yi day këpp sa kaw. xam nga léegi mun ngaa ñëw par exemple ndax yoon dafa wax ne nit bu la fayul 1 mois de loyer.
am nga droit defal ko procédure pour génnee ko. dëgg la donc procédure bi lan la huissier bi day ñëw ne la kii de nee na moom ameel nga ko 1 mois de loyer fayee ko may naa la 8 jours pour nga fay ko boo ko fayul dans 8 jours convoqué naa le tribunal dans 30 jours. dès que nga jot feuille bi ci voilà léegi su ko defee convoqué naa le tribunal dans 30 jours sauf bu fekkee fay nga ma. léegi boo demee fay borom kër gi huissier bi day jàpp ne fayoo. donc doo dem fay borom kër gi doo dem fay agence bi huissier bi ngay dem fay. ndax huissier bi déplacé bi mu déplacé indi kayit am na frais yoo xam ne moom war nga koo fay. kon léegi bu dee 100 000 francs nga waroon a fay. huissier bi teg ci par exemple 35 000. wala 25 000 wala 15 000 def ci benn prix. bu boobaa yow da ngay fay 100 000 fay frais huissier bi lu ko may huissier bi day dindi moom frais am. te yow li nga joxe dootul mat 100 000. waaw huissier bi lu tax nga war koo fay. par exemple parce que huissier bi yow yaa def li xam nga lii nga laajte démb. waaw déglu naa la bu baax démb Ndoye Bane laajte na lu ni mel. waaw xaaral ma yeggal it xam nga su fekkee fayoo waa ji. waaw ba waa ji jël huissier ci sa faute la moo tax ñu yónnee la huissier kon yaa war a fay frais yi huissier bi te huissier bi ci boppam kayit gëm lay andil liggéey ba muy def dañ ko war a fay. kon léegi su dee yow 100 000 nga ameloon waa ji da ngay fay 100 000 yi. ba pare fay frais bi nga xam ne moom nga war a fay huissier bi. soo fayee 100 000 yi kese te fayoo frais huissier bi day dindi moom frais am. bu ko defee da ngay jël dootul mot. bu boobaa de ba tey fayagoo. beneen bi tam mooy foo fayee ci huissier bi da lay defaral reçu. bu wane ne yow fay nga. mais bu fekkee ne juróom-ñetti fan yi nga xam ne moom la joxoon passé na. léegi yóbbu na affaire bi tribunal parce que souvent da ngay fay ba pare ñu fekk affaire bi continué na tribunal yow dat bañ la convoqué yow. waaw nga fay ak nga ñàkk fay demal. boo demee bu fekkee ne tribunal oo na la ne la waa léegi yow kii nee na fayoo ko nga ne déet fay naa ñu ne ana sa preuve nga génnee kayit gi wane ne yow fay nga ci huissier bi mu defal la reçu wane ne fay nga. lu ko may souvent dañuy bàyyi affaire bi dossier bi continuer yow fekk fay nga ci agence bi wala fay nga ci borom kër gi wala sax fay nga ci huissier bi bu ko defee bu ñëwee ñu oote juge bi ne ana waa ji ñu ne ñëwul ñu ne kon waa ji moo dëng. nañ ko expulsé. ndeysaan léegi fekk na yow fay nga. kon kuñ jox kayit convoqué le tribunal te nga fay ñëwal taxaw. d'accord kuñ jox kayiti huissier bul toog mukk ne waa ji day wax rek déggoon naa Momar Ndaw ne nangam déedéet demal ca kii bi gars yi liiral la ko xool lan la bind. parce que la muy bind day am solo ca la nga xam ne noonu la mbir biy continuer. donc bu ko defee bu kenn tayal loolu. voilà waxtu yoo jot. truand yi mag yi mooy agence yi. ay truand intercontinental lañu. waaw dañuy gis kër. un jeune comme ni ma ko waxee ci af nga laaj ko 4 mois. di ko laaj bulletin de salaire. di ko laaj relevé compte bancaire. ñaata doom nga am li ma wax nii man ñii dañ ma koo laaj. relevé compte bancaire. ñaata doom nga am. ñaata jabar nga am. lu ne ñu laaj ma ko man leen yéen xanaa yéen. amuñ ci droit yoon waxul loolu yooyu la ñuy laaj nag di ko exiger. yoon waxul loolu. yoon lu mu wax. yoon dafa wax ne yow da ngay loué waa ji. contrat ngay signé ak moom dafa war a respecter terme contrat bi. te contrat boobu yi tamit dafa nekk contrat boo xam ne yoon moo ne c'est d'ordre public maanaam amuloo droit bind ci contrat bi lu bokkul ak lu yoon nangu. soo ko ci bindee sax valable maanaam tey jii soo jëloon benn disposition boo xam ne yoon d'accord ko waa ji signé ko sax. xam nga dañuy wax le contrat c'est la loi entre les parties. mais bu fekkee c'est d'ordre public même waa ji la mu signé ak yow nangoo ak yow yoon da koy dàq parce que protéger na yoonoo wax ne lépp looy signé na ànd ak li nga xam ne man yoon tëral naa ko. kon loolu amuñ ci droit agence bi am na droit Ndoye Bane di loué këram 100 000 francs jox ko mami agence. mami agence yokku ca 25 000. daaj ko koy non agence ci boppam la muy loué mooy li yoon santaane. maanaam ci la base surface corrigée lay defee. bi état bi wax. waaw ndax kenn amul droit fixer prix du loyer neneen nu mooy ni nga xam ne moom la ko yoon santaane. donc yoon nu mu ko santaane mooy da ngay ñëw nga jël expert mu defal la wala nga dem impôt et domaine ñoom am nañ ay seeni agent yoo xam ne mën nañ loolu ñu def. surface corrigée bi calculé bi wax ne kër gi nangam lañ koy louer. agence bi elle est tenue de respecter ça. pour am agence moom lu mu laaj moom agence moom. voilà agence ñoo bari ay gis. merci dafa amoon benn loi boo xam ne benn dañ ko jëloon. agence ñoom ñaar ñëpp wax ne agence dafa am ay sart yoo xam ne moom lañ tëraloon waaye bi ñuy def libéralisation loolu dañ ko xawoon a bàyyi ginnaaw. mais actuellement ñu ngi koy delloo si ndax agence da ngaa war a jàng droit. wala nga jàng loo xam ne lu demee ni même noonu la nga am si diplôme. yaa ngi dégg même ay maîtrise ak yëpp bind nañ ko ci texte yi. texte amoon na bu gérer loolu yëpp parce que bu fekkee kiy def agence bi xamul loi bi
chaque jour day def njaaxum te ki fekkee agence bi moo war a conseiller ki nga xam ne mooy borom kër gi day def njaaxum ndax ki lay conseiller su fekkee ne xamul loi bi dafay indi jafe-jafe. fii nag ay ancien courtier ñu voilà ay agence exactement dugg ci internet bi di copier ay contrat voilà di la jox ay ancien courtier yi taxaw ci bopp loolu yëpp ay erreur la yoo xam ni actuellement état bi mi ngi jëlaat disposition pour ñu delloosiwaat réglementation boobu pour que ñiy def agence yi tamit di xam li yoon bi wax pour ñu bañ a induire en erreur borom kër yi ak pour ñu bañ a tooñ ñi nga xam ne ñoom ñooy locataire laaj kayit lu nañu laaj waaw parce que monsieur Ndaw kon ñàkk ko invité wóorul démb ba ma ne kenn amul droit de la laaj bulletin de salaire jot naa ay message di ma Ndoye Bane yow da ngaa dof Ndoye Bane yow kaw jàpp nañ ne itam dinaa ko jottali monsieur Ndaw effectivement suñu mbokk immigré yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax bare na ci ñu ci réagir xamal nañu ne ñoom ca dëkk ya ñu ne ca dëkk tubaab ya ñoom boo dee loué daañu la laaj sax sa contrat wu liggéey léegi saay xëy na di nga mën ne dëkk bu nekk ki tam ak chartam ak luwaawam waaye ñoom ca fa ñu ne daañ leen mun nañ leen laaj lu ni mel mën nañ leen laaj seen contrat de travail da ngay dem sax di jënd tey benn yëf ci benn store benn boutique wala nga bëgg a def ay produits ci électroménager sañ nañ la laaj sa contrat de travail waaw mais kon léegi ma laaj la dara non seen charte laa la wax nag àggaguma ci sunu dëkk waaw parce que suñu kon suñu dëkk kon da ngay wax ne ku amul contrat de travail duñu la luwe waaw te nit mun na am contrat de travail ki amul contrat de travail ëpp ko xaalis te léeg-léeg góorgóorlu bi dégg nañu góorgóorlu bi moo ëpp xaalis bureaucrate bi exactement donc loolu yëpp parce que mën nañ la balaa waxtu bi mën nañ la laaj sa bulletin de salaire ba pare te fekk lii fay sa kër jógewul ci sa salaire dëgg la wax nga ko ndax mën nga ko am feneen comme li ñu doon wax tamit démb maa ngi Ndoye Bane xam nga loolu jot nga ci tontu mais man loolu toog ak ki la war a luyee bailleur bi mu naan la ñaata doom nga am ñaata gan ñoo la war a seet si wala nga dem ci kër di luye parce que dañu nekk ci réew moo xam dëkk boo xam ne nit ñi dañuy ñëw pour wut si nit ñi dañuy ñëw pour jàng si bàyyi seen ndey ak seen bàyyi am na ci ñoo xam ne yàlla daf leen boole woon ak borom kër ñu tàqali ko ak moom dañu soxla fu ñu dëkk da ngay gis ku naan la du ma luyee ko amul jëkkër ak veuve mami ak veuve du ma luyee ku amul jabar mais dafa soxla dëkkukaay su la mënee fay pour man sama xalaat da nga ko war a luyee tout à fait loolu nga wax dëgg la li ñuy wax rek ci location dañuy wax ne dangaa war a gérer locaux yi en bon père de famille maanaam ci comme su fekkoon ne sa kër la daal maanaam noonu nga ko war a gérer donc moom warul ne du ma luyee veuve ak du ma luyee déedéet lenn rek la li nga xam ne moom mooy sartu dëkkandoo bu fekkee yaa ngi koy respecté amul dara lu ñu lay wax d'accord sartu dëkkandoo nag ki nga dëkkandoowal te fekk ne moom këram sax yow nga kii su fekkee respecté ko yoon am na lu mu tëral nañ ko respecté léegi ki nga dëkkandool nga xam ne da ngay fay muy fay wala moom mu nekk bailleur bi tax mu di la déranger heure bu nekk moom heure bu yeewoo ngay yeew heure bu tëddee ngay tëdd su balee sotti la tapage naka lañ koy waxee muy lakk ay jënam wala ginaaram teg ko ci sa taatu fenêtre kooku tapage loolu yoon tëral na ko loolu yoon wax na kooku beneen affaire yow après dañuy émission ndax xam nga dëkk tubaab ya tey mami Linguère mii bu dëkkee ak man jékki-jékki rek mu jël marteau am naan tong-tong ci mur bu sàgganee police yi ñëw dikk non amul marteau am na dëkk yoo xamante ne 23h amuloo droit xëcc sa charge c'est ça 23h ah bon boobu maa ngi koy soog a dégg par exemple parce que xam nga ñun problème bi ñu am Sénégal mooy ne dañoo xëy dëkk appartement te jàngaluñ ñu ni ñu dëkkee appartement daf ñu bett ni ñuy utiliser toilette chaise anglaise sax duñ ko jàngal kenn dañuy ñëw di tàndale rek te chaise anglaise day am abattant bu dee góor la day tuur ndox dafa war a yëkkati abattant bi bu dee jigéen la mu wàccee ko toog ci lu ko may góor gi bu tuuree ndox dina taxal abattant bi boo duggee ci bureau yi toujours da ngay gis problème yu mel noonu ndax duñ koy expliquer ndax dañuy am sago expliquer ko yu mel noonu monsieur Ndaw abordé nga sujet bu ñu neex ne fii bu ma ko Ndoye Bane bindalee ma ni Ndoye Bane cela joue tubaab soo duggee boo paree dellool mouchoir yi ci biir pañe bi bu ko def ci chaise bi damay wax ne Ndoye Bane tubaab la te civilisation xanaa baax na ci ñëpp day indi wér gu yaram day indi yokku boo buggee dëkk ci dëkkaay boo xam ne dafa am lu muy laaj nga conformé wu ndax Sénégal il faut que ñu xam ne waaw salle de bain waaw wala douche très bien bu tooy ndox mu set la accident day jàpp ne salte na te accident mën nga ci am loo xaarul maanaam loolu rek jàppal ne salte na ndox mu tooy ndox mooy ne salte na merci te ñun tant que pour ñun daal foofu dafa war a salte donc ñun dañoo commencé dëkk ci ni tubaab yi dëkkee te xamuñ li muy laaj comme contraire mami nee na danoo bett góor bu tuuree ndox góor bu tuuree ndox ci chaise anglaise dafa war a xëcc chasse bi mais ñoom tant que fooguñ ne beneen côté bi la rek ci nga war a xëccee chasse bi non donc yooyu yëpp te duñ ko jàngale am nañ sagu expliquer ko su ko defee duñ dimbale nit ñi
je pense que loolu bokk na ci jafe-jafe yi am. dëkk ci benn en appartement da ngay gis mu nekk ci kaw muy dëbb. di dëbb xaaju suba ba ngoon wala fajar teel. wala muy def bruit ndax dox yi ñuy dox ci kaw am na nu mu doxee. dafay def bruit et cetera. te loolu yenn dëkk yi tubaab yi soo ko fa defee mais police ñooy ñëw. police ñooy ñëw seet si la. dëkk ak nit ki fajar teel ngay sànni say paani dox. monsieur Ndao président. diine moo nu njëkk tere tapage. mais balaa ñoo sax wax waxi charte ak loi. am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne diine sunu religion moo ñu ko njëkk tere. mais Eva ki ma wax démb moom ki mu dëkkal. 6 heures du matin lay yeew pour préparer ay doomam parce que jëkkëram day xëy moo leen di yóbbaale. bu leen fi bàyyee dina leen jëlal taxi wala xale yi dinañ naaje. 6 heures lay commencé di daggal xale yi ay saaga. di jël paani dof bi di ko sànni. paani dof bi ku ne xam na ne fu mu dal moom dof baa fa dal. paani dof bi mooy jóge sama dëkk ba yu diis yooyu. moo sama dëkk ba dañuy bay kaw si donc paani dof bi la tudd. di ko sànni di dóor ci mur bi Samba Thiam nee na waxi rëy di xelli ndox di def lu ko neex. ki mu dëkkal ne ko yaa ngi may yee 6 heures. te man ni may liggéeyee jee soxlawu ma yeewu 6 heures parce que daf may jaxase. dëgg la su ma tiitee yeewu sama bopp dafay metti mais daf ko def noonu. bu ko rombee du ko nuyu. waa këram duñ ko nuyu. bu ñuy dóor bunt bi dañuy delloo. yow bu ma yeewoo da nga war a yeew bu may tëdd da nga war a tëdd parce que dañu bokk kër gi luyee da ngay fay damay fay. am na ci ñoo xamante ne serviette hygiénique la ñuy jël di ko dugal ci chaise anglaise bi xëcc mu dem. douche bi fu mu toll dafay bloqué. foo ci di fees yaa ngi déranger ki nga dëkkal parce que xëy na moom xet googu mënu ko supporter da nga génne sa poubelle mbalit teg ci digg buntu kër gi. suy génn moom na wetu wut fu mu jaar. c'est-à-dire daf ñu bett ni ñu nouvelle technologie bi bettee noonu lañu. mais bu ñu bettee itam nañu actualiser wu te tropicaliser wu. waaye man d'accord ma du ñu ci gaaw parce que Sénégal dañ naan dafa nekk moom nanu tropicaliser suñu di koy adapté wu. parce que da ngay gis am na yenn dëkk yoo xam ne dafa. se mettre à jour noonu lañ koy waxee. il faut se mettre à jour li ngeen ñu bàyyi la nga tàggatoo. xanaa delluwaat di tàgguwaat waa Sénégal gépp di leen wax ne rek ña nekk ca yoonu Poroxaan ba ñu egg ba pare yàlla na lu ñu fa ñaan mu barkeel saawaan baawaan ci réew mi ñi nekk ci yoonu itam yoonu jàmm wu sedd guyu ñii dëpp itam yàlla na leen yàlla egsi la ci jàmm waaye ayoo sekk mi nga xamante ne nii man dama gis jigéen ju am kóllëre Eva koo xam ne daf ma ne man bi sama borom kër demee ba léegi maa ngi toog di ko jooy parce que wóor na ma ni góor gu mel noonu mënatuma ko am te li muy wax dëgg la ci moom ma toog ndeysaan sama yaram di daw dem ma di ko xool ayoo nuyul ma sala sekk lu baree bari sama mag ju baax jooju maa ngi nuyu itam sama doom jooju Absa di ko wax bébé dina dal ak jàmm ak salaam waaye Xadi Kan sama mag jooju nekk fële ci Abidjan Xadi moo ma def nii lii mooy tendance bi xew Abidjan jeeg ji maa ngi dem te ñëw bu ma dikkee indi leen ci ba mu bari merci Ndoye Bane nga ni waaye na gëm yàlla te ut borom kër sa xarit boobu nga xam waaw yàlla na ko yàlla may borom kër yaay secrétaire de tous les dossiers il faut mu am jëkkër nag ndax mbir mi nag ci dund gi la bokk yàlla na ko yàlla may borom kër gu mel ni of wala ñoom sama waa régie ñoom Babacar ak ñoom seen voilà di sant waaw li ma ci fàttee wax itam mooy que monsieur Ndaw dañu lay delloowaat njukkal voilà c'est ça waaw dinañ ci ñëw li ngeen jàpp ci yan dafa baax te yaa ngi dimbali néew ji doole yi ndax ku xamul woon yaa ngi koy xamal te Sénégal dañu tàyyal wuti kayit kon jërëjëf. très bien on allait dire ça aussi di tàggu ñëpp di nuyu di sant di gërëm baax a baax président comme ni ko Mami waxee ak Eva. di sant di gërëm ñëpp rek di leen tàggu ba lënd ak jàmm di ñaan rek yàlla nañu yàlla may ay kër. yàlla may kër ba ñu yàlla musal ñu ci location beeg yenn agence yeeg yenn bailleurs yi nga xam ne dañuy bëgg di fayeeku coono ba ñu leb ca banque ba yat wi leen waa banque ba teg ñu bëgg ñu koo teg ñun yàlla nañu yàlla loolu teggee mooy boobu moom kenn rafetlu ko monsieur Ndaw yëf yow la ñuy jox itam nga tàggatoo ndax boo dikkee ba fii xam nañ ne dañ lay remercier bàyyi nga soxla dikk fii waaye itam àggali nga sa mission parce que sa mission bokk na ci waxtu bu ne yow télé bu ne mën na laa woo rajo bu ne mën na laa woo et on sait que tu en es conscient ñun itam ñu ngi lay remercier bu baax di la bàyyi nag nga wax le dernier mot. waaw jërëjëf damay wax rek ne nit ñi xam ne ñoo am kër ñoo tane ki amul kër. ndeysaan ndax bu loolu départ rek yërmande day am. dëgg la te bu yërmande amee rek kenn ku nekk na seet ne rek warul teg ki nga xam ne mooy janoog moom loo xam ne jaaduwul. merci donc loolu suñ ko jàppee foofu rek dootuñ xool sax naan ay maa jënd kër gi maa ko tabax dëgg la effectivement mais nañ xam ne ñoom ñoo tane ki nga xam ne même ki ñuy wax naan veuve bi nga xam ne moom kër di ci xaar di yaakaar dund. mu nga luye koo xam ne dafa jël rideau def ko ci tëdd fii doom yi tëdd fii kon moo ko tane. kon nañ xam loolu. te xam ne am saxul ñàkk saxul xam ne am saxul ñàkk saxul. bu ñu xamee loolu rek xam ne lépp lu ñuy def dañ ko def rek teg ko ci yoon mais nekkul ne loo xam ne dañ ko diriger contre bailleurs yi wala dara daal. ñu xam loolu rek waaw waaw. te itam na Sénégalais yi di xam lii nekk seen droit ñu koy laaj. indee nga tëjee nga débat bi fu nuy neex fu neex société bi yépp ndax mbir moo gis bu la ko yoon mayee charte may la ko lépp may la ko yow na nga xool sa diggante nit ak nit lan nga mën a
na jox nit ki te du la appauvrir boo xamee ne boo ko joxee dara wàññilu la dara ngir yàlla def ci yërmande ndax sunu borom rek mooy aji fayee man ak mameeg ndoy baa nag keneen ak keneen da nga ñuy defal ba tàyyi mën nga ñoo baal fukki luwaas waaye benn luwaas boo taxawee laaj ñu ko rek ñu am suñu jikko yu nu la woon wax la loo xam ne mësta nekk ci yow doomu aadama moo doyo di ba fii ba laa bi siina noonu lay def kon mbir mi comme ni ko monsieur Ndaw waxee nañu ci def macha allah beaucoup maximum de yërmande bu ñu ko defee rek duñu soxla sax di dem ci yoon fa tabarakallah macha allah ndax suñu diine loolu la ñu may diine chrétien itam loolu la ñu wax ñoom itam maximum de clémence maximum de yërmande wax nañ ko moo waral sax réseau Caritas nekk fi di dimbali les chrétiens qui sont en situation de difficulté waaye ñoom itam dañ leen di ndokkale bu baax mbokk yi ndax xam ngeen ne Sénégal itam bu ñu dee wax dialogue islamo-chrétien ñun fii wax dëgg yàlla loolu daf fi nekk am fi solo suñu diggante yi rafet te ratax moo tax dañuy ñaan yàlla loolu yàlla nañu ko yokkal bu baax a baax a baax yàlla nañu dem ba le monde entier ñëpp di ñu def seen ay référence ndax wax dëgg yàlla fii bu ma duggee kër Maria damay lekk Sylvie bu duggee kër Fatou Diop dafay lekk dafay nekk ci jàmm dara amul suñu diggante kon seen carême bii ngeen nekk itam ngeen ñaanal ñu ci bu baax ni ñun niñ leen di ñaanalee ci weeru koor yàlla na dëkkuwaay bi yomb loolu mars itam dafay mois wu jigéen ñi bu ñu waxee mois wu jigéen ñi jigéen ak li ko yàlla may dafa war saa su ne bu toogee rek mu xam ne macha allah bu la yàlla mayee deselu la dara loo jëf ci lu rafet rek defal nga ko sunu borom ñu ngi remercier bu baax papa Samba Thiam ci ànd gu rafet gu ñuy ànd ak moom di remercier itam yeneen réalisateur yu ne ci biir kër gi ndax xam ngeen ne kër gi ku ci ne fa nga ne wax dëgg yàlla mëne nga fa le président l'a si bien compris que daf ñu jël daal di def benn melting pot mbokku téléspectateurs yi seetaan yéen itam ci ngeen bokk ndax bu ñu doon yëkkati sujet te du ngeen ci wax ak ñu cay wéet waaye bàyyiwu leen ñu wéet yàlla bu ngeen wéet ci li ngeen ne yàlla na yàlla defal Sénégal gi yépp jàmm Eva Tra di remercier bu baax a baax Bamanan Style di remercier soppe yi ak xarit yi ndax yéenay dooleel émission wareef bu leen dem fenn fii lay xewee du lundi au jeudi ngeen ànd ci ak Ndoye Bane ànd ci ak Soxna Mami Linguère ànd ci également ak invité yi ñëw waaye Eva Tra nekk fi tout simplement pour du leen gunge di partager yëf yi comme ni ngeen koy gisee sopp nañ leen bëgg leen dem leen Bamanan Style ñu ngi nekk ci 33 821 64 72 nekk leen ci jàmm fi léegi ñuy ñëw altine